WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Hey, travelers, do you want to save money on your next flight? Then pick up the phone and call. That's right, call, because the best prices are not online. They're with SmartFares. See, SmartFares has special deals with the airlines. When they have unsold seats, they use SmartFares to fill them. So you get airline tickets at ridiculously low prices. Our prices are too low to publish online. With the extra money you'll save, you can book another trip or treat yourself to dinner or shopping. So stop searching all of those travel sites to find the lowest price on your next flight. Let one of our SmartFares expert travel agents find ridiculously low prices for you. Call SmartFares today and get the best price on your next flight. Guaranteed. Also, save up to 50% off business and first-class tickets. 855-325-1823. 855-325-1823. That's 855-325-1823. Medicare rules are confusing. They should be. There are over 130,000 pages of regulations. There's Part A through D, Medicare Advantage, and Medigap. According to the CMS, there are government programs available that can help you pay for your medical expenses. Choosing the right Medicare plan is a really big deal. The wrong choice can cost you a lot of money, and the right choice can put more money in your pocket. Call one of our licensed representatives today. At 65 Plus Medicare, our free service can show you a plan that will maximize your Medicare benefits, ensure you are taking advantage of all available government assistance programs, and save you money. Plus, call right now and get a free report on how to avoid costly Medicare mistakes. Call now. 800-635-6303. 800-635-6303. 800-635-6303. That's 800-635-6303. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tàmbale di sant suñu borom subhanahu wa taala mi ñu may ñu fekkeeti ko ñëwati fas yéene saafonte ak yéen te ci jibéer bi ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkentele la voix de l'émergence fii ci studio de l'émergence fas yéene nag saafonte ak yéen saafonte boo xam ne ni sotti ci ak def ci la xam leen ni lépp ci suñu réew la jëm muy Sénégal. namoon nag auditeurs yi lool ni ngeen ma namee parce que rajo bi wax dëgg yàlla ñëpp ñi ngi koy rafetlu fépp fu ma wër ci dëkk bi ñëpp ñi ngi koy rafetlu ba ñi nekk Sénégal am na ñoo xam ne ni ñi ngi Touba nee nañ ma ñi ngi koy déglu live ñi nga xam ne aussi ñi ngi nekk Thiès ñi ngi koy déglu live Ndakaaru ñi ngi koy déglu live ci boppam kon nag loolu mënuñu dul delloo lépp xam naa ne ak cant la mais nag jàpp leen ni man ak yéen ñoo ko bokk xam leen ni rajo bi ci boppam su neexee ba yegg foo xam ne nii kawe na suñu njort man ak yéen ñun ñoo ko bokk xam leen ni liggéey la boo xam ne nii ñun ñëpp ñoo ko defandoo kon nag nañ ko rafetloo lu tax nag man ma yëkkati sama bopp naan def naa fii du fi kenn deful fa su ma koy yéene ci boppam man daal damay jàpp ni rek c'est un travail d'équipe man ak yéen ñun ñoo ko bokk jàpp leen ni nag lépp loo xam ne nii ñaaw na ci wax yi wala rafetlu ñu wax ji rek nu ngeen ma ko jéggal xam leen ni jubluwuma ko ci woon xam leen ni doomu aadama laa te doomu aadama ci boppam mooy juum kon nangu leen di dama juum nu ngeen ma jéggal. teewul nag foo gisee ñëw bég am na ci ñeneen ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla aussi rajo bi arrangé wu leen mais li gën a am solo rek moo di ñëpp mënuñoo bokk bëgg suñuy rafetloo ñii dana ñaawlu addina moo demee noonu suñ borom subhanahu wa taala moo doxalee mbir yi noonu mais li ma mën a amal solo rek moo di su fekkonte ni dañuy noter rek xam naa ni moom ak lu mën a doon rek moyenne bi moom dinaa ko weesu ci kàttanu yàlla parce que ñëpp mënuñoo bokk juum ñi ma taseel ñëpp ñu ngi koy rafetlu yéen ñëpp nag maa ngi leen di nuyu ba ci ki ma taseel léegi ci restaurant bi yaa ngi déglu mu ne ma fa su ma ko yéenee manqué keneen ki ñu tase 145 semaine yee passé mu jékki-jékki kott ma ni ma yaay wax ci rajo yi ma ni ko déedéet mu daal di ma taxawal daal di ubbi téléphone am ndekete sama émission yëpp mi ngi koy enregistré ni ma kii du yow ma ne ko aha kañ mu daal di reetaan ni dama doon ñaan yàlla gisante ak yow rafetlu nag loolu moo tax responsabilité bu rëy laay am ci émission bi su ma toogee fii xam leen ni lu may préparé la du ma jékki-jékki rek lépp def ko ci mbuus diweer jot ci guddi gi rek ma daal di ñëw lépp sotti leen ko dama koy préparer benn par benn reprendre fi ne su ma paree cassette bi dama koy dégluwaat lépp lu ma ci war a yokk ma yokk ko lu ma ci war a wàññi ma wàññi ko lépp pour dab seen bànneex. waru leen a bett nag c'est parce que un professionnel est entré dans la danse Amérique boolewuma ak micro Amérique boolewuma ak communication ci boppam lu ma daan faral di def la jàng ko te loo nekkul nag taalibeem doo nekkub sëriñam mbaa soo forcé aussi nekkub sëriñam li nga ci bëgg doo ko am sama problème daal moo di dinaa def de telle sorte que auditeur rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence dinaa leen mettre dans un confort d'écoute waaye nag lépp ak dëgg moo koy lal kon nag loolu moo doonoon début bi tër yu man ji xam naa léegi ni ñuy tàmbalee rek émission bi moo di maanaam damay daal di teg comme ni ma ko daan defee ayatul kursiyu bi nga xam ne mooy leetar bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko yénnee nga xam ne moom la ñuy déparé toujours émission bi moom la ñu fas yéenee déparé min ash-shaytan ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى أجا قلبي من خيال قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى جفا طيف الكرى هذا قلبي من خيال السلام فترى وصفاني قد جفا طيف الكرى من شاف شبهي وتسدى هولا خير دمعي انفصال فجرى هذا قلبي من خيال السلام فترى وصفاني قد جفا طيف الكرى بيني وبكائي لا تقل ما في خيفة بيني خيفة عدلي إن شاني قد يرى هذا قلبي بخيال جفا طيف الكرى بيني في ضلوعي لوعة نار الجوى كيف أثوي كل سيد في الفرى هذا قلبي من خيال السلام فترى وصباني قد جفا طيف الكرى فدليلي عن سوائي فخيا من أراني ببهاء قد برى هذا قلبي من خيال السلام فترى وصباني قد جفا
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa rek di wax bismillahi rahmaani rahim yaa ayyatuhal nafsul mutmainna irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati sadaqallahul azim. kon xam naa ni way wii rek su ngeen ko déggee yéen ñëpp seen xel dana dem Tiwaawoon suñ borom mi nga xam ne moom rek moom moo sañ mooy seet lu ko neex mooy def lu ko neex te kenn mënu ci dara moo ñëwati nag ay mbiram duñ mën dudul nangu dogal bi parce que mënuñu ci dara duñ mën dudul delloowaat xel yi ci yàlla delloowaat xol yi ci yàlla ndax wax dëgg yàlla sëriñ bu mag lool muy xalifa général des Tidianes ci boppam muy sëriñ Abdou Aziz Al Amin moo ñu dëddu dëgg la nag mën naa ni dem na waaye demul parce que juróom-benn weer la def ci xalifa bi gàtt na lool nag parce que suñu sañoon mu toog fi mais nag jàpp ni juróom-benn weer yooyu rëy na lool ndax sumb na fi sumb yoo xam ne nii liggéey na fi liggéey boo xam ne nii wax dëgg yàlla yaakaar naa ni communauté bi yëpp jullit ci yëpp danañ ci mën a jariñu kon nag duñ mën lu dul muñ xam ni nag yàlla mooy seet la ko neex mu def ko duñ mën lu dul nangu dogal bi ci boppam duñ mën lu dul rek wax dëgg yàlla delloowaat xol yi xam ni kat sëriñ Abdou Aziz Al Amin ci boppam jaanam wàcc na mission accomplie ci boppam gàtt na lool nag juróom-benn weeru xalifa mais rëy na lool ndax sumb yu rëy yi nga xam ne moom la ci def liggéey boo xam ne nii du tàyyi liggéey boo xam ne nii sëriñ bi du bàyyi liggéey boo xam ne nii su saroñ communauté bi yëpp su maanaam jullit yëpp su sañoon nag tous les Sénégalais compris les chrétiens xol yëpp dañuy nekk benn liggéey boobu ci boppam loolu la fi sëriñ bu doon def kon nag nañu wax rek alhamdulillah nañu wax rek alhamdulillah parce que yàlla mooy seet la ko neex sëñ bi day wax dëgg yàlla jaanam wàcc na léegi nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi des ñun ci boppam ñun ñoo war a suivre trace nit ñu baax ñi nga xam ne woon nañ ñu ko muy tracé yoo xam ne nii lépp rek ci suñu borom subhanahu wa taala la jëm ak yonentam kon nag Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence mi ngi bokk ak umma islamique bi yëpp mi ngi bokk ak sénégalais yi yëpp ci boppam nangu dogalub yàlla bi xam ne yàlla mooy seet la ko neex mu def ko te mënuñu ci dara dañuy wax rek xam naa kon ni mu koy waxe faalun li maa yurid xalifa bii nag nga xam ne moom fii nekk muy Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala jox fan wu gudd lool wér gi yaram lool te mu jàppale ko aussi ci yan bi ci boppam ndax mu gën a woyof ci moom am nañ ci moom yaakaar lool nag te yaakaar boobu ci boppam wóor duñu wóoral yàlla ni xam naa ne du tas parce que nit da koo xam ne nii ku ñeme dëgg la nit da koo xam ne nii wax dëgg yàlla moom itam suñu borom subhanahu wa taala moo ko ñor akub yonentam alayhi salaatu wasalaam ak maamam Alaaji Malick kon nag rajo Sénégal émergent lii la amoon wax dëgg yàlla di ko ci barkeeloo nag xam ne yàlla mooy seet la ko neex mu def ko rek kenn mënu ci dara wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaale nag communauté sénégalaise bi nga xam ne moom moo nekk fii yëpp du ma wax tijaan du ma wax murit du ma wax chrétien képp ku dim sénégalais rek ak képp ku dim africain rek te nga nekk fii ci boppam ci biir diaspora bi aussi wax dëgg yàlla ñu ngi lay siyaare sëriñ bi yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala ci boppam taas ci barkeem donc émission bi ni muy demee tey ñu jël maintenant cours normal bi comme ni ma koy defee rek xam naa commencé ci éditorialu rajo bi su ma jógee ci éditorialu rajo bi wax leen émission bi parce que émission bi aussi wax dëgg yàlla lu am solo lay doon lool tey boobu itam dana am éditorial te dana am aussi développement buñ ci def suñ noppee aussi danañ ubbi antenne bi ba nga xam ne ñëpp danañ ci mën a barkeelu. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.WPAT930am.com. Et au téléphone, bien sûr, si vous avez envie de nous écouter, 641 552 87 62. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire
l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction, et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, la discipline. En clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Donc sama mbokki auditeurs yi lii moo doonoon tarjumaanu rajo bi nga xam ne rajo bi kese moom moo ko moom émission tey bi nag am na benn sortie boo xam ne ni le président Ousmane Sonko def na ko ndax dinaa leen ko waxal léegi dafa am benn député astaghfirullah azim dafa am ku nekk ci la Ligue démocratique ci boppam nee na bi mu nekkee bi ñu ko falee mu nekk secrétaire général le président de la République Macky Sall l'autorité suprême de la nation sénégalaise woo na ko am lu mu wax ak moom loolu danañ ko wax ci biir moom bi mu demee expliqué na ko nettali na ko mbir mi nag buñ ma ni potum biir néeg la parce que ku dee ca marché ba yaa tàggee sa bopp. Journaux yëpp génne nañ ko mi ngi ci Facebook yi mi ngi nekk en ligne un peu partout les journaux du Sénégal génne na ko comme lépp nag ay nasaraan la ñu ko def Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence lépp loo xam ne nii rek ak dëgg la te loo xam ne nii luy mën a jariñ la dinañ ko ñëw sol suñu turkim njaareem waxal leen ko ci wolof ni nga xam ni noonu la ñu ko waxee donc loolu ci boppam mooy doon kii bi mooy doon émission bi après je vais ouvrir dinaa ubbi nu mu tuddati bi dinaa ubbi antenne bi comme ça aussi auditeurs yi danañ ci mën a barkeelu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala donc su ma démarré émission bi ci boppam jombul dana am ku dugg léegi maa ngi koy xaar xam naa ni su fekkente ni mi ngi may dégg dana mën a intervenir en direct donc fi may commencer particulièrement mooy kii bi nga xam ni nu mu tuddati bi nga xam ni man def naa ko ginnaaw bu ma liiree mbir yi ci boppam jël naa sama xalima sëpp ci sama daa bind li ma ci bind nag lii la titre bi ci boppam du samay waxi le président Sonko la doo tax ma ni le président Sonko Ousmane Sonko s'interroge sur ce que le régime en place appelle gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, la gouvernance sobre, la restauration de la République, l'état de droit à la suite de la révélation fracassante d'un haut responsable de la mouvance présidentielle. Bon, lii moom maa ko def éditorial bi la. En politique, la conviction et l'engagement ne sont pas des mots vides de sens si le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, veut gérer en toute conscience les affaires de notre pays auxquelles il détient la plus haute responsabilité depuis le 2 avril 2012, date de son intronisation à la plus haute fonction administrative du Sénégal. En clair, cette vieille habitude ancrée dans la vie politique est une désinvolture qui confine à la corruption, allant dans le sens d'un goodwill en faveur d'une clientèle politique. Hélas, il s'agit de pratiques corruptives hallucinantes, ne laissant pas la démocratie s'exprimer librement, d'autant qu'elle se sent tensée et molestée pour des raisons crypto-personnelles. Et pour cause, la formation au pouvoir a beau engloutir des transhumants, c'est un parti où l'eau coule de tous bords,
qui cherche à tâtons un communicant qui incarne ou qui incarnera la parole, l'action et la pensée du président de la République. C'est un parti politique rodé aux querelles, aux invectives et qui ne sait pas où placer le curseur. Mais c'est pas une raison d'appeler les gens pour essayer de faire ce qu'on appelle la clientèle politique. En tout état de cause, le président Ousmane Sonko, l'étoile montante de la politique, définit déjà l'avenir de son parti PASTEF, où il a vocation à penser la manière de faire la politique au Sénégal. Et pour cause, sa politique humanitaire, multidimensionnelle, à laquelle les Sénégalais adhèrent profondément, a construit sa popularité sur le territoire national et la diaspora. Ce faisant, la stratégie adoptée par le président Ousmane Sonko mettra fin à un cycle qui est le cynisme et l'absence de conviction dans l'arène politique. En route pour la présidentielle 2019, le président Ousmane Sonko est l'alternative crédible. Aussi, il est à la hauteur des charges républicaines, ce qui le place dans une logique confortable de conquête du pouvoir à la présidentielle 2019. Tant mieux pour un meilleur devenir de notre pays. Vive le Sénégal uni et prospère. Amadou Amar pour Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence. Kon mbokk yi xanaa ma tënkal leen ko rek ci wolof bi la may dugg ci biir vif sujet bi maanaam dafa am koo xam ne nii dañ ko invité woon yàlla def bi nga xamee ni invité nañ ko damay wax sama tërjumaan bi ci boppam lu waral ma bind ko parce que kilifa la ci LD bi mu demee ci benn rajo bu nekk Sénégal ci boppam moom moo waxal boppam la ma wax nag man ci laa sukkandiku li tax ma sukkandiku nag xam naa dana am ñu bari lool jaaxle ni Amar moom lii nan da koy mën a defee nekk APR ba pare bokkoon ci ñi li fal Macky Sall ba pare le président Macky Sall excusez-moi musuma koo sàllawlu tey daf maa rëcc le président de la République l'autorité suprême de la nation Macky Sall ba pare wëlbatiku di wax lii c'est parce que aussi ak dëgg kenn moomu ko yàlla moo ko moom parce que su fekkoonte ni ñun dañoo taxawoon fii ba ñu nekkee ci opposition bi waxuma gan ñi de jombul gan ñi xamuñu mais ñi nga xam ne ñun ñoo nekkoon fii quand les coups de tonnerre des libéraux nous tombaient dessus ñu taxaw fii di yuuxu di kaas ci boppam di fi toog ba ay 3 heures du matin naan leen dana leen indil gouvernance sobre dana leen indil gouvernance vertueuse dana leen defar l'état de droit ci boppam mbir yi yëpp dana leer ci boppam kon suñu toogee ba tey lu mel nii am man de xam naa ne ak ñeneen ñu nekk ci parti bi jombul parce que ñeneen ñi nee nañ dëndul ñemee wax mais man ci sama bopp ci boppam dinaa am gàcce kon nag am na lu mel nii su amee ci boppam te muy di dëgg te muy loo xam ne nii wax dëgg yàlla luy jariñ askan wi la Radio Sénégal Émergent la voix de l'émergence moom dina ko wax ma ne nag ci biir politique day baat bi ñuy wax pas-pas ci boppam ñàkkul solo parce que lu am solo la lool ci politique li ko waral nag moo di ñu bari fi nekk nii dañ koo ginnaawal parce que li tax ñu koo ginnaawal maanaam dañoo jiital alal ci biir ñun ñoo faloon son excellence ni ko le président de la République yow mi nga xam ni yow la fi yàlla teg depuis le 2 avril ñu jox la suñum réew nga xam ne yaay yore la plus haute fonction ci Sénégal ci boppam suñu sañoon day suñum réew nga géreel ñu ko nga yorool ñu ko ca na mu gën a rafete pour ëllëg ci si biir nettali bi dana rafet ma ne nag ci biir am na loo xam ne nii guerre laa koy mën a tuddee parce que nit ki jàpp fi mu jàpp ba pare nga ne ko bàyyi li nga bàyyi kooka moom mu jaral ko bàyyi parce que donc day fa amul engagement dafa amul pas-pas mu jaral la ko mu bàyyi daal di dellu si daal di ñëw ci boppam ni kon nag naa ñëw fa panama nekk kooku day mel ni kon intérêt personnel la ko tax a jóg réew mi taxu koo jóg ma xamal ko nag ni ko wax dëgg yàlla pratique yu mel noonu day ginnaawal démocratie parce que électeurs yi militants yi nga xam ne dem nañ wuti pann bi comme alal la ñu jiital xaalis la ñu jiital ci boppam dana tax nañu waroon a exprimer woo nañu waroon a waxee rek jël intérêt Sénégal def ko dootuñu ko def
ma ne nag le président de la République nga xam ne aussi mooy le leader de l'APR ni ko nag lii catam moo di dafa amul ku ko mën a waxal koo xam ne nii wax dëgg yàlla dana ko mën a sottil ci nit ñi dëgg gi dana ko mën a waxal réalisation yi muy def dana ko mën a waxal projet yi muy def dana ko mën a waxal li nga xam ne ci boppam sumb na ko yeggale ko mbaa nga xam ne yeggale wu ko itam ay naal lay doon loolu mooy catam amul ko waxal parce que yaakaaruma ni mi ngi ci parti bi gisuma ko ci parti bi muy parti boo xam ne ni ay xiiroo ak ay ŋaayoo la ñuy def ñii di xëcc jëmale fii ñii di xëcc jëmale fii ci boppam loolu day mel ni ku ci nekk rek sa wetu bopp ngay xool sa daal foolal sa basang bay tëdd rek ngay xool ci biir parti bi loolu nag vraiment doxalul nu mu tuddati bi ma ni leen nag waaye nag ki nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko ci boppam nga xam ne mooy biddiw bi fàq moom laay wax l'étoile montante dana soppi fas na ko yéene bëgg-bëggam nii nga xam ne moom la ñuy doxalee politique nga xam ni kat politique kaay ma jox la saako ceeb bi kaay ma jox la bidongu diw bi kaay ma jox la yére yi kaay ma soowee la ci boppam nga xam ne dootoo dem kaso ba wala yu demee noonu fas na ko yéene ci boppam nee na dana ko changer ma ne ko nag parce que lii de su fekkente ni adopté nga ko ba mu dox ci boppam maanaam affaire u gerek yu bari dana mën a daal di jóge ci réew mi ma ne ko nag man maay wax ba tey de xam naa ni yaa ngi ci yoonu 2019 day ma ne ko yow day président Sonko ci boppam nekk nga à la hauteur maanaam naali république ci boppam day wax dëgg yàlla xam naa ne attan nga ko ndax ku gis nii ngay doxe ak patriotisme bii nga xam ne moom la ñu gis ak nii ngay ci boppam nga xam ne moom ngay def di ko commencer parce que cin su naree neex su baxee xeeñ am naa rafet njorti ni day wax dëgg yàlla réew mi su la ko suñ borom subhanahu wa taala joxe fa ñu bëgg dana fa dem ma ne ko nag su boobaa itam wax dëgg yàlla tant mieux parce que lépp nag ak lu mu mën a doon rek sénégalais nga nañu xam ni kat kon su boobaa itam nañu xam ni kon c'est le Sénégal gi kañ Sénégal ci boppam moom mooy gagné loolu ci biir xanaa li may def rek daal di commencer très rapidement ngeen may ma dugal espace santé bi parce que la fois passée dugaluma ko woon li ma waxoon moo di hépatite la ñëwoon moom la ñuy waxtaane hépatite nga xam ni lu jëm ci foie la nañu xam ne nag African Services Committee ci boppam moom moo sponsorisé émission espace santé bi comme hépatite dañuy waxtaan ñoom wax dëgg yàlla ñi ngi liggéey bu rafet lool ci lu jëm ci hépatite kon mënuñu ludul delloo leen njukkal gi mënuñu ludul buñ ñu ko waxee ñu di leen kon vraiment yéen a koy sponsoriser parce que comme ci santé la ñuy wax yéen tam ci santé ngeen di liggéey yaakaar naa ni ñaari kook la yoo xam ne nii ñun ak yéen danañ mën a ànd hépatite nag di leen xamal ni dafa bari ay façon parce que su ngeen déggee ñu naan hépatite B lu tax ñu santale ko B kon am na yeneen am na bu sant A ñu koy wax hépatite A am na bu sant B ñu koy wax hépatite B am na bu sant C ñu koy wax hépatite C am na bu sant D ñu koy wax hépatite D am na bu sant E ñu koy wax hépatite E lu waral loolu nag da cee am yoo xam ne nii yu jama la lool mais nag ba dañoo dugg ci hépatite rek nañu xam ban cër ci boppam ci doomu aadama bi lay laal ca res wala res ci boppam lan la moo di ab glande la moom itam mooy bi nga xam ne moo gën a rëy ci biir doomu aadama ci boppam mi ngi nekk ci suufu faar yi ci wetu ndeyjoor gi ci boppam daanaka suñ ko doon peese ci mag dana dem ba 1 kilo jëm 1 kilo 500 ci boppam muy nag glande bu am solo lool cër bu am solo lool parce que ñaari dafa mel nit usine day liggéey mais ginnaaw bu liggéey itam am na leneen loo xam ne ni da koy denc fu ko yaram bi soxlaa dana ko jox donc nee naa leen mi ngi ci suufu faar yi maanaam am na aussi leneen loo xam ne nii ma nga ko bokk moom li ñuy wax wextan moom la ñuy wax la bile mu ciy liggéey bu am solo lool itam yéen a ngi fàttali ko bi ñuy wax affaire cholestérol bi ma leen di wax naan leen cholestérol bu bon amul ça dépend ci di koy yóbbu parce que am na ci oto boo xam ne nii troc boo xam ne nii suñ ko joxee lépp da koy tuur ci yoon wi la muy tuur ci yoon wi moom lañ tudde cholestérol bu bon cholestérol bi baax na mais mbalit ma muy def gabit ci ba muy def da ko tuur ci yoon wi moo tax ñu koy wax mais nag su boobaa am na beneen oto bi ñuy wax cholestérol bu baax bi mooy randu jëlaat la mu tuur lépp yàq ko fu mu koy yóbbu ca foie ba la koy yóbbu foie bi recyclé waat ko daal di koy defaraat di xaaraat pour mu ñëwaat donc ñu xam ne foie kon lu am solo la lool ci biir doomu aadama ensuite mas na
leen a wax dañuy wax affaire u diabète itam ni foie suukar si fu mu baree lool dana ko jël dencal ko yaram wi nga xam ne fu mu ko soxlaa rek dana ko mën a delloowaat. am na beneen cër aussi ba koy def dana jouer ci système coagulation maanaam nit ki su fekkente ne dagg nga foie bi ci boppam day participer pour nga mën a am une coagulation xam naa moom la docteur yi di wax ay taux de prothrombine xam naa jërul ngeen di jàpp kii bi mais li ma leen mën a xamal rek am na solo lool am solo boo xam ne nii wax dëgg yàlla dana ci liggéey donc su ma ñëwee ci African Services Committee nga xam ni moom mooy def kii bi ndax ay Maliens ay Guinéens ñëpp dañ koy déglu donc premier passage bi ñoom français laa leen koy defal su ma ñëwee ci publicité bi dinaa ci ñëwaat wolof. Avec une évidente volonté de préserver la bonne santé de la communauté africaine, African Services Committee nous rappelle une certitude en vérité absolue. L'hépatite virale, l'hépatite B, entendez, est notre ennemi redoutable à prendre au sérieux pour un combat en tout lieu et tout temps au regard de la gravité de son évolution qui met en péril le pronostic de la personne contaminée. En fait, l'hépatite B est une maladie grave, très répandue, extrêmement contagieuse, et cette contagion pouvant se faire directement de la mère à l'enfant. Aussi, l'hépatite B est une maladie sournoise. Ça veut dire quoi? Plus de 70% des personnes atteintes ne s'en rendent pas compte. Donc, elles ne présentent aucun signe qui atteste l'existence de la maladie dans son organisme. Devant cette situation si grave, African Services Committee interpelle la communauté africaine pour une prise de conscience qui se résume au test de dépistage de la maladie. Au cas où le test est négatif, la personne n'est pas atteinte, alors elle prend un vaccin qui la protège d'une contamination ultérieure. Au cas où le résultat est positif, la personne présente l'hépatite B, alors pas lieu de s'inquiéter. African Services Committee est là pour porter assistance aux malades atteints d'hépatite B et les orienter auprès des hôpitaux spécialisés à cet effet. Mentionnaille au Bellevue pour un traitement approprié. Tout est confidentiel et gratuit. Donc, les bureaux d'African Services Committee situés à 449 West à la 127e rue entre Convent et Amsterdam Avenue sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h du soir, à 17h, excusez-moi. Le téléphone 212 222 38 82, African Services Committee, la communauté africaine reconnaissante. Kon nag dégg ngeen ko parce que borom ko du wër darlak. waaw parce que su fekkente ni am nañ koo xam ne nii danañ ci mën a jàppale muy African Services Committee ci boppam wax dëgg yàlla mënuñu ludul dem seeti ñu defal ñu ay test te test yi loo am solo la lool parce que du caageen gu rek ko dem am nga ko du caageen gu rek aussi ku toog amoo ko li ñu war rek nañ def suñu war a gar comme ñoom daal danañ ñu jàppale te benn fare duñu ci fekk nañ dem ñu seetal ñu suñu yaram lañ bëtal ñu suñu yaram su fekkente ni dara ngi ci boppam dañuy yóbbu ci hôpital ñu faj ñu su fekkente ni aussi dara nekku ci su boobaa danañ ñu ñàkk nga xam ne suñu ñàkkee itam wax dëgg yàlla feebar bi duutuñu dal kon nag nañ lagg ñun ñëpp daal di dem seeti leen parce que ñu ngi nekk fii rek ci xaalu 127e bi numéro building bi 449 la soo fa demee ci diggante mbeddum Convent ak Amsterdam soo demee da nga leen fa fekk li ko tàmbalee altine ba àjjuma soo demee da nga leen fekk foofu te kat 9h ci suba ba 5h ci ngoon waxtu tàkkusaan ña nga foofu seen numéro téléphone kat 212 222 38 82 donc African Services Committee day wax dëgg yàlla amal nañ leen jukkal communauté africaine bi yëpp amal nañ leen jukkal di leen ñaanal nag ak suñu frère bi nekk foofu muy Daouda Ndiaye nga xam ne aussi mi ngi ciy liggéey bu rafet nee naa ko wax dëgg yàlla di ngeen di jeex parce que lu rafet lii ngeen di def day wax dëgg yàlla di ngeen di servir communauté bi yëpp ma dellu si waat ci xam lu 116 bi ci boppam daal di ñëw nag Pikine African Restaurant bi ma duggee foofu daal wax dëgg yàlla ceeb yaa ngay xeeñ ñi nga teg yëpp kat rangale leen ci palaat yeeg tout biñ leen rangalee teg man maa ngi dugg kat fekk client yi toog si lycée ba pare ma ñëw waxanteeg lekk yeeg ceeb yeeg maafe yeeg yooyu ni leen mais vous là seen sant lan la ñu ni Saf Bay Saparal mais leen c'est pas possible Saf Bay Saparal mënta nekk au sant ñu ni ma kay tonton Saf Bay Saparal kat mooy suñu sant parce que ci toggi ñu la ma pivoté ci sama wetu ndeyjoor daal di fekk frigidaire baa nga fees dell ak ci joos wax dëgg yàlla ma ne leen ça c'est bien fait pour vous parce que da ngeen fee nekk di ñu tàngal client yi ñu ne ma non tonton c'est parce que dañ ñoo defar ñu neex lool ñu denc ñu fii ci filière bi di leen xaar
loolu moo tax lii mandarga mi nag dama faa fekk soxna su baax lool muy soxna ci Samb mu ni ma déet man kat il faut ma participer ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ma ne ko noonu mu ni ma frigidaire bii ci boppam ubbi ko ci boppam daal di may jox nu mu tuddati fi mu nekk nii jox na ma jinjeer boo xam ne nii macha allah moom laay kii di tàqante ko kon nag ñi nga xam ne ñi ngeen rafetlu émission bi kat ni ngeen ñaanal soxna ci Samb ci boppam wax dëgg yàlla ñaanal leen ko aussi lii nga xam ne moom lay liggéey njaay mi yàlla yëkkati ko ci kaw te barkeel ko kat su ngeen xamee ni kat baat bi su fekkente ni neex na xam leen ni kat moom moo ma jox kii baa ngi nii ma teg ginnaaw loolu ma continuer nag ci ginnaaw daal di fay fekk Mandooy ci boppam Afrique PC bi ma ñëwee ci Mandooy Afrique PC ci boppam ma ne waaw moom Mandooy moom téléphone bu baax ñëpp ko bëgg computer bu baax ñëpp ko bëgg ci boppam soo demee day def service client dana la liggéeyal te di ma gën a jaaxal nag mu jaaxal ma te jusqu'à présent jaaxal na ma moo di ñooy jaaxaane fii Amérique di jàkkaarloog sa waa kër te kat Mandooy am na lu ma ci tegal nee na yaa ngay gis ke ca buntu ba kat te defal na la système boo xam ne nii ka taxaw ca buntu ba su ne koŋ sooy bés bouton lii rek buntu ba ne kàccet daal di ubbeeku lii may wax nag képp ko am lu ko ciy sikki sàkka wala laneen solal saw daal ne yàlla ci mbeddum 116 mi ci boppam su fekkente ni dem nga fa wax dëgg yàlla soo demee da nga fa fekk Mandooy ci boppam lépp loo soxla dana la ko mën a wax lépp loo soxla dana ko mën a jox numéro téléphone bi soo taayee leen numéro téléphone bi 718 807 92 39 wala 917 334 60 99 soo bëggee dem 247 ouest ci xàllu 116 bi numéro téléphone African restaurant bi nag wax naa leen ko 646 922 70 15 mi ngi ci xàllu 116 bi moom itam bu leen fàtte gaañi parce que lii américain yi def di liggéeyloo suñu waa ji te di sénégalais mu koy liggéey bu rafet lu jëm ci menuisier métallique ci boppam lépp loo xam ne lu jëm ci ay serrure la lépp loo xam ne lu jëm ci ay frontière la américain yi di ko liggéeyloo ma ne ko nag sa waay yow da ngay wax nag pourquoi doo liggéeyal nag sénégalais yi li ngay defal muy américain yi buy su tojul doo am njariñ mu ne ma kon yóbbul ma ko ca rajo ba ci boppam muy Fati xam ngeen ko ci boppam muy Abdoul Fati di liggéey bu rafet lool ma ne ko nag li ngay liggéeyal ba américain yi di ci kontaan ñun ñu aussi dañu koy liggéeyal ñu kontaan ci kon nag maa ngi leen di wax ngalawaay ku ci am lépp looy liggéey lu ci sa kër lépp lu jëm ci weñ moo xam serrure la moo xam fer la moo xam ay buntu la ngalla essayé leen ko benn ñi koy liggéey moo leen ko dàq ñaareel ba moo leen ko gën a yombale ñetteel ba ku gëm yàlla la loolu rek ay mandarga yu doy sëkk la numéro téléphone am 917 478 917 478 91 75 917 478 9175 wala lenn ñëw leen ci man su fekkente ne man du ma jóg fii ci xàllu 116 bi képp koy am looy liggéey lu soo ma ko joxee dinaa la ko yóbbul te dana la ci defal xéewal soo ko nee rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ci boppam laa ko déggee ginnaaw loolu maa ngi ci xàllu 116 bi ba tey de bu leen fàtte nag Adja Khady Food distributeur wax naa leen ko ba tey bu dul benn bu dul ñaare Adja Khady Food distributeur su ngeen di dugg weñ gaa nga fa ci boppam xaw ma frigidaire la xaw mais nag du frigidaire parce que frigidaire mënta tàng c'est pas possible te kan mburu yi fetee ngi ci biir du pain français ñu nga jël ñeem nga wekk ko ca jëlal ñeem ngi kepp ci bul am couleur su mburu ñëpp ko soxla keppal dugalal ci enveloppe bi doo ko yóbbu poste foofu sa kër la jëm jël ci loola neex xattar bi ko buntu bi ci sa ndeyjoor ma nga seddu guy ña nga far rek rangale yàpp ganaar yeeg yàpp xar yeeg yàpp nag yeeg yàpp bëy yeeg li ma leen di wax nag fasalante leen ak ndawal yi ko la re te su ngeen duggee laajte leen ngir yàlla xar mu jaasir su ngeen ko mosee yàpp wi donte aw lakku sax lañ leen ci defal essayé leen ko su ngeen demee jël leen ci ngeen jël aw lakku su ngeen ko mënte jël woo leen ma 646 578 0678 646 578 0678 li tax nag mënumaa def publicité ba pare di leen ko njëkk di dem di ko njëkkante yéen lu ngeen ma ko jaayee man dinaa ko mën a jëndaat te kat 111 laa ko yóbbu soxna su mën a wàjjee nga fa xam naa ne gone yi xamuñu wàjji soo demee danañ la wàjji boo xam ne nii macha allah yàlla na ko yàlla may fan gudd ak wér-gu-yaram moom ak borom këram ak njaboot gi ci boppam ma ni déet waay daal di dem nag kër kumba nag moom dañ ko dégg nga ma moom itam muy sama restaurant nag bi ma fa demee maa ngi dégg teel coow loo xam ne nii ma ne moo waay mel ni tulleeg màlle mais nag bi ma dugg li tax nag ma xam ne jàmm la ña ngay xàqtaay di tàppante ba yëkkati seenu tànk seen gémmi ñaa ngi neen batt di secret yi ñi naan waaw mun su ma fi ñëwee ceeb bu neex bee tax ma ñëw ñi ne waaye xanaa yow maafe bi suñu téere loolu la wax ñi ne xanaa yow gisoo ginaar gi dibi ji nii ñu ko lakke
ñu ni waaye yow xoolal suppu kànja bi xanaa yéen mosu leen suppu kànja bi man daal ñu nga naan tëral te kat li ñuy wax lépp soxna Awa Adja macha allah Adja soxna Awa Gumbale dem naa jàmm ñëw ak jàmm yal na yàlla nangu aji nangul ko bépp jullit ci boppam. ma ngay defar ma ngay rancé moom daal ma ngay defar di rancé nee na ma daal client yi ci boppam mooy ñooy sama num tuddati fi nekk ni sa jenn la sant sama soxla jenn la sant te mooy client yi te balance ba dañ koo defaraat su weer ko macha allah na rapa jàmm te ngeen rappal ko am na lu ma jaaxal nag mënu ma koo xam ba tey ci kër Kumba dénkoom dégg nga maam képp ku fa dugg sooy génn di tàkkamtiku ba ci man mii ku ci dugg sooy génn di tàkkamtiku lekk ga neex na goo xam ne ni saa booy génn di tax bu leen fàtte nag sëñ Mokhtar Mbacke yére yu am solo lool yére yoo xam mën naa dem xew fu nekk mën naa liggéey lu nekk mën naa def lu nekk réedé yi ci boppam kon nag sëñ Mokhtar a nga fa ci boppam te xéewal la ciy def 917 723 37 93 bu leen fàtte numéro téléphone u Kër Kumba 212 866 39 00 soxla yi bari nañ wante bariwul ci suñu borom am na sëriñ bu fi nekk ñu koy wax Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass ci boppam yàlla may na ko képp ku fa dem nga am sa soxla ak bu mu mën a doon su àndee ak dogalu borom bi ci boppam sa soxla mën naa faju kon nag dañuy sabablu na ngeen def tout ngeen seeti ko ngir yàlla nit ñaa nga fay dem nit ñaa ngi koy seeti téléphone am 917 545 64 78 917 545 6468 ci boppam kon nag bu leen fàtte nag sama sponsor aussi muy Pikine Diaspora Radio la radio citoyen modèle nga xam ne liggéey bi yëpp daanaka ñoom ñoo koy def ñoo koy tasaare waat ci Facebook bi ñoo koy tasaare waat ci YouTube bi ci boppam kon nag monsieur Sène ma ngi fay liggéey bu rafet te rajo la boo xam ne ni dara yëkkatiwu ko lu dul njariñul Sénégal kon nag dimanche bu nekk li ko commencé 9h ba midi Pikine rajo Diaspora day ma ngi fay liggéey bu am solo lool kon nag monsieur Sène alla jaaraama sa liggéey rafet na lool ñu ngi lay sant lool wax dëgg yàlla kon nag gën a la góorgóorlu yàlla ci boppam yàlla na la yàlla gën a jàppale rafetlu nañ lool sa liggéey donc li ma doon expliquer léegi de toute façon après dinaa ubbi nu mu tuddati bi dinaa ubbi le téléphone pour ñi nga xam ne bëgg nañoo barkeelu ñëwati ci le président Sonko wax naa ko budul benn budul ñaar ku ngeen ma andil ku dul Ousmane Sonko ci boppam l'honorable député du peuple ngeen indil ma loo xam ne nii la mu fay wax luy jariñ la ci boppam dinaa ko indi lii nag ci boppam nga xam ne moom wax na ko ni parce que kii nga xam ne dañ koo woowoon muy mënum tuddati muy un responsable bu nekk LDMPT te nee na bi ñu ko falee nee na le président Sall moo ko woo bi mu ko wooyee mu ñëw mu recevoir ko président Macky Sall ni ko nag yaay tànnal sa bopp dinaa la proposer ñaari mbir waa ji ni ko lan la mu ne ko président Sall ni ko su la neexee ma def la ministre fi saase def la ministre conseiller waa ji ni waaw loolu moom gën a neex ni ko ak lan président Sall ni ko su la neexee itam nga toog soo demee nga toog ci donkaasi gi saw na xar di la dëddu doo am la looy def weeru dee ma viré la 9 millions su la neexee aussi responsable boobu nag nga xam ne mooy responsable LD nga xam ne moom la ñu faloon mu ne nag kon man 9 millions yi laay jël ba pare nag toog ci donkaasi gi ci boppam doo nekk ministre doo nekk leneen ba pare weeru dee ñu fay la sa 9 millions ñu ne ko ma ne ko su la neexee président mu ne ko nag am na compte bu ma koy viré dama la koy jox muy compte parti bi soo demee viré ma ko foofa directement mu jëm ca parti bi ci boppam comme ça weeru nekk man dinaa am foofa 9 millions. donc beneen point bi nga xam ne le président l'honorable député Ousmane Sonko waxoon na ko muy affaire assemblée bi ci boppam assemblée bi nga xam ne bi muy ubbi avant muy nekk député sax mas naa dem assemblée bi mu demee bay génn journaliste yi wër ko ñu ne ko du fii mu dem ci waneen xàll làq foofa journaliste yi topp ko ñu ne ko du fii les forces de l'ordre ni ko duñ ko nangu mu jóge fa dem ca booru principal xàll wa nekk foofa les forces de l'ordre ni ko déedéet du fii journaliste yi topp ko mu dem ci benn cafétéria nga xam ne kenn moomu ko c'est privé dugg ci biir journaliste yi fekk ko foofa mu wax ak ñoom li ñuy wax kon naaw génn nañ ko nag ngeen seet mbir moo tax lépp looy dugg ak lépp looy def teg ko ci ak dëgg soo nekkee ci ak dëgg ci suñ bopp suñ borom moom moo lay jàppale
da ngay seet nañu ko doon génnee assemblée ba ci boppam tey peuple bi ci boppam askanu Sénégal delloowaat nañ ko ci biir te kenn mënu ci dara te fiir booba foofa ci boppam lu ko neex wax parce que mi ngi li ñu koy waxee ci immunité mi ngi kiiraay goo xam ne nii moom moo koy aar lépp looy def nag bu mu yam ci lii rek lépp looy def na ko ak dëgg laal ci boppam suñ borom ci boppam moom ak dëgg Masamba moomu ko ma Demba moomu ko kon nag lépp looy def rek laal ko ci dëgg fi nekk nii delloo nañ ko foofa dëgg la nag amu fa majorité mais ci boppam nee na dana def de telle sorte que dana def députation agressive loolu moo di lan dana fas yéene lu jëm ci gaz bi lu jëm ci pétrole bi ci zircon bi yooyu yëpp dana ci poser ay questions écrites teg ko ci apporti yu assemblée parce que nee na dañuy am un temps de parole très limité jéggal leen ma foofu kon xam ngeen ne dara du fa mën a xew léegi nag ce qu'il va faire ci boppam nee na léegi dana def ay questions écrites te saa bu génnee dana tasanteeg journalistes yi wax leen expliquer leen pour askan wi mën a xam li nga xam ne moom moo am en tout cas nee na amul yaakaar ci législature bi parce que ñi ngi doon ñaawlu bee passé 12e législature bi bii nag moom wax dëgg yàlla moom la yàlla xam doy na nee na daal amu ci benn yaakaar kon nag mbir maa ngi noonu damaa xamul nag fi mu nekk nii nañu xool ba xam nu wànneen di mujjee ci ay bëtam parce que nee na am na ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla député yi xamuñu lu leen fa indi dañ leen jox ay oto yu bees dana leen fay goo xam ne nii ëpp naw dayo dana leen jox gaz ci astafurlah comment on dit essence waaw gaz moom la ñuy wax fii gaz ci boppam te xamuñu lu leen fa yóbbu luñ fa nekk rek lan la ñu wax su nit ñi tàccoo ñu tàccu su nit ñi yuuxoo ñu yuuxoo man jàpp naa ni day loolu wax dëgg yàlla mënta doxal nu mu tuddati jombul mbir mi dana changé waat xam naa ni ma jël tuuti break. Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. sëñ Amar yaa ngi lay ziar bu baax a baax. yàlla na yàlla nangu ziar te boole ñu yool bi ñun ñëpp ak sénégalais yëpp. waaye yëfi jullit dëgg nga def nit day wax dëgg. kontaan naa ci trop ndax. nii la Sénégal mës a tëddee. Assemblée nationale dañ koo samp. muy organe boo xam ne dafay nekk di jàppale le président de la République. mais waa Sénégal yëkkati wuñ ko. man amee indépendance ba ndëgg ni nii la mës a demee. am na ay député yoo xam ne ñu ngi seen kër tëdd ñu di la fay ay salaire député. am na ñoo xam ne ministre conseil ñu ngi seen kër tëdd ñu di leen fay. dama lii tàmbilu ci Macky Sall dafa nekk système bi continuer boobu ba ndëgg ni. dama ne waa ñu fenn jëmuñu fenn fu mu jëm sax xamaguñ ko. waaw lii ma leex moom. naka jekk da ngay ab julli wax rek waaye. bu ci parparloo ambul lii nga xam. képp ku nekk affaire xam na ko dañ koo waxut. nit day wax dëgg ak parparloo ak mooy yàlla la. dama ne ñun demuñu fenn waa ñu fenn Sénégal xamul fu mu jëm kan boo ko wante dëgg. ce n'est pas une personne mooy defar Sénégal mais c'est l'ensemble des Sénégalais. il faut de une révolution populaire boo xam ne ñëpp ñooy ànd. dàq politiciens yi ñu abal nu. mu seet suñu réew mu ngi koy def. dama ne demuñu fenn biiru assemblée nationale. système franc-maçonnique la. système franc-maçonnique kuy député doo banque kuy député da nga mos kuy député da nga séddu. français yi ñoo ko tëggee noonu mais amuñu assemblée nationale may jégalu. baax na jërëjëf dégg nañ sa intervention li nga wax léegi dëgg la. président Macky Sall indiwu ko fa moo tax bi may wax ci sama éditorial bi dama ne en clair cette vieille habitude ancrée dans la vie politique est une désinvolture ñi xam tubaab xam nasaraan ñoom danañ comprendre mais ñi nga xam ni daañ ko dégg nga maam dañoo mel ni man seen àlluwa soriwul dañuy dégg tell rek ne damm na danañ interpréter à leur manière mais nag ay réli doon kee ak dëgg moom fu ma ko fekk dinaa ko wax suñu borooma waxal boppam yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wa kunu ma sadiqin kon nag ak koo mën a doon ak lu mën a doon rek dëgg gi dinaa ko wax. Barma
Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah loo bëgg a barkeeloo ñu ngi lay déglu. salaamaaleykum sëñ Amar man la Ismaïla Goudiaby Pastef. Ismaïla ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay sant. dana ñu ngi rafetlu sa émission bi. merci beaucoup jërëjëf. vraiment waxtaan bi am na solo quoi li nga wax moom vraiment information bi nga indi tey lire nañ ko ci net bi mu doon lu doy waar. dëgg la. waaw ñun nag li ñu ci wax moo di. lu ko waral mooy caisse noire bi. waaw caisse noire moo tax tey président mën na toog bi waaye opposant am. pas ay partenaires mais opposant am. waaw. di leen di corrompre. waaw loolu nag baaxul ci réew mi baaxul ci démocratie. ñun suñu position leer na te wax nañ ko. mais te pratiquement on est le seul parti boo xam ne wax na ko de façon nette et claire. mais li ma bëgg a laaj moo di kii mais allo yaa ngi may dégg. ma ngi lay dégg bu baax a baax. waaw mais caisse noire bi defe naa yàgg na fi de depuis temps wu président. non yàgg na fi dégg dafa jógi dayoo te rek xam nga bu njëkk ñu ngi wax naan ay Abdou Diouf ay 4 milliards il paraît que ça c'était moins que ça. Abdoulaye ñëw ñu wax waxu 10 milliards. waaw. enfin un peu plus que ça un peu moins que ça. tey ñu ngi naan Macky Sall 8 milliards rek avec possibilité de l'avance c'est-à-dire que 8 milliards yi mooy maanaam. jëlal lii rek mais bu jeexee. wax ñu ngi dolliwaat la. waaw xam nga loolu catastrophe boo xam ne. am réew président am possibilité boobu. 8 milliards yoo xam ne il en fait ce qu'il veut. te bu ko neexee mu ne yokkal leen ma 1 milliard wala 2 milliards ñu yokkal ko. loolu nag ñun on est clair et on est les seuls. ñi nekk fi di xëccoo yëpp amu ci kenn ku wax amul beneen parti bu ko wax. jëlee nguur gi dina ko supprimer pourquoi parce que bëgg nañu saa yu ñëwee. ñu fekk fi continuer di noos comme ni ko Macky Sall defee ñun on a été clair. Macky Sall caisse noire baaxul bu ñu ñëwee dañ koy supprimer. dëgg la on a été net et clair. am na ko nekk ci ligne bi fii. am na ko nekk ci ligne bi ma jël ko ah. Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. alors ñuy wax noonu dañ fa newul rek waaw suñ fa newoon ñëpp naan moot. suñ fa nekkoon. dégguma la de reprendre li nga wax ba ma comprendre wu. maanaam ñuy wax dañ fa nekkul rek waaw suñ fa nekkoon léegi naan moot. kenn du wax affaire caisse noire bi. waaw. dañ fa nekkul rek dañ ko sooy rek. waaw caisse noire bi de en tout cas yàgg na depuis temps wu Senghor la ensuite ñëw na ci temps wu Abdou Diouf ak Ablaye Wade ak président Sall xanaa peut-être dañuy changer système bi am na ko nekk fii ci antenne bi xaaral ma seet ko ba xam merci. Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence rapidement. am na keneen Amath na nga def. sant subhanahu wa taala bismillah. ñu ngi ziar rek. yàlla na ko ziar rapidement am na keneen. dafa am ñoo xam ne waruñoo dugg ci rajo parce que dugg naan. ñoo xam ne nit ñi ñi wax buñ fa newoon. xam nga genre yooyu dañuy réew du baax. ndax genre yooyu quoi parce que réew du loolu moo koy defar. dëgg la xam nga dañuy xool li bon ñu wax ko parce que lu bon dañ ko war a wax. dëgg la. jël suñu xaalis di ko jox benn nit ay 4 millions par mois. loolu président tegu ko fenn. dëgg la ah. en tout cas loolu dëgg du yoon. xam nga mais dugg naa ay ñee bu ñu ñëpp nekkoon. loolu du wax loolu defar réew. xaaral ma jël kii ci ligne bi jërëjëf. waaw merci beaucoup xaaral ma jël kii. Rapidement Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence. kon auditeur Radio Sénégal émergent la voix de l'émergence fii la ñuy yem ba dimanche ak jàmm yàlla nañ ko fekkee jàmm. li may wax rek toujours moo di ak dëgg moom fu mu ñëwee dinaa ko wax gisuma lu ma koy teew wax lépp lu ma gis nag le président Macky Sall def ko muy la rafet dinaa ko indi ci rajo bi dinaa koo rafetlu mais lépp lu ma gis aussi muy safaan wi nga xam ne arrangé wul Sénégalais yi wallahi azim dinaa koo wax donc j'endosse toute la responsabilité maa ngi sant ñëpp.